jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës Fatma Diop kon moom mooy juróom-ñetteelu vice-présidente bu assemblée nationale mu wutu nag Pape Diop ma ko nekkoon tey ji nag la député yi rek daal di kon delluwaat ci pencum ndawi réew mi gannaaw ab diir bu ñu doon dallu soxna yu Benno Bokk Yaakaar daanaka ba liggéey bi tàmbalee ca suba dañu ko daal di bloqué lank nag ne duñu ko yeggale fileeg parité bi jëfewuñu ko njiital groupe Liberté et démocratie moom la mu xamle rek mooy ci assemblée nationale danoo jalgati tëralin wa ñu gis ni nag li waral daal njombee li ñu nemmeeku ci Sénégal xeetu fitna ak loole tolluwaay bi ñu ne dégg na dayo li koy yombal nag bokk na ci ñàkkum xëy mi tamit ca la colonel Abdoul Aziz Ndaw di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi muy sàkku nag ci police ak gendarmerie ñu gën a joxante loxo gën a nag daal di defaraat organisation bi su ko defee ñi nga xamante ne nag ay samba booy lanu fu ñu ne ñu mën leen a gis. Louise Mushikiwabo moom nag moo daal di wut kon Michaël Jean ca boppu IEF moom candidate boobu nga xamante ni kon moom daanaka moo nekkaloon Rwanda maanaam ca Rwanda la fekk baas ñu gis sax ne dëkkam bari na ñu ko ŋàññi waaye nag teewul ñu dooleel ko ba mu mujjee nag jël raw gàddu gi sunu gaynde yi Sénégal ëllëg ci aset ji la ñu fas yéene jano ak Soudan mu nekk nag jongante boo xamante ne bokk na ci éliminatoire bu Coupe d'Afrique des Nations tey la ñu def rek seen tàggatu bu mujj ci stade Léopold Sédar Senghor mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi. Parce que je pense que aussi car après dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak Fatma Diop mi ñu wax ni nag fi mu ne mooy juróom-ñetteelu vice-président bu assemblée nationale mu wutu nag Pape Diop ma ko nekkoon coow li bari woon tey lool bi député yi nag di def seen dugg ci assemblée nationale gannaaw ab diir nag kon bu ñu doon noppalu coow la bari woon na ndax soxna yi fare ci Benno Bokk Yaakaar ñoom dañu doon wax rek ne parité bi nag nañu ko daal di jëfee mu mel ni kon tey tëralinu député yooyu ci assemblée nationale daanaka dara soppiku si lu dul rek kon Fatou Diop moom nga xamante ni moom moo wutu Pape Diop ca juróom-ñetteelu vice-président bu assemblée nationale Alassane Ba ci leeral. soxna yu fare ca Benno Bokk Yaakaar di sàkku ñu amal parité liggéey bi daanaka taxawandi li ñu bëgg mooy ñu jëlee Pape Diop ci poste juróom-ñetteelu vice-président bu assemblée nationale teg fa ab jigéen. ci mujjantal ga suspension de séance la sàkku moom njiitalu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Aymérou Gningue sukkandiku nag ci article 14 bu règlement intérieur bu assemblée nationale. pour que nous puissions discuter de cette affaire. liggéey bi tàmbaliwaat ginnaaw bi ñu toogee lu ëpp xaaju waxtu ba léegi nag mu mel ni solution gisaguñ ko ndax ñi fare ci kujje gi sàkku kii di Pape Diop occupé poste bi ni mel ndax moo ko yoroon ci at wi ñu weesu. Monsieur le Président gis nañu ne première fois accepté nga ko jigéen ñi commencé coow nga retiré wu. Président Moustapha Niass daal di nag convoqué ab alinéa bu mujj ci article 14 ngir sàkku ñu amal voté ci liste paritaire bi nga xamante ni amal nañ ko ginnaaw déclaration candidature bu Fatma Diop ngir remplacer kii di Pape Diop. voté bi am téeméer ak fukk ak ñetti député ànd ci li ni mel kenn bañ am benn abstention itam mu mel ni problème bi réglé nañ ko liste vice-président yu assemblée nationale xam nañ ko ki njëkk di Moustapha Cissé Lo Awa Gueye topp ci Abdou Mbow Aïssatou Sow Diawara Abdoulaye Matar Diop Ndeye Lucie Cissé Alelo ak kii di Fatma Diop lu jëm nag ci poste président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ak vice-président bi amut benn changement bi ci am Aymérou Gningue moo jiite topp ci Pape Biram Touré groupe Liberté ak démocratie Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly jiite ko jël place su kii di Madické Niang mi nga xamante ni sax teewut fii ci assemblée nationale ki ñu toftal ci moom mu nekk vice-président muy Mamadou Diop Decroix. Alassane Ba njiital groupe parlementaire Liberté et démocratie wax na nag tey ci li xew ci assemblée nationale ci gis-gisam nag danoo jalgati kon tëralinu assemblée nationale waaye député yi fare ci Benno Bokk Yaakaar weddi nañu loolu ba set wecc ndax nee ñu ak lu mën a xew parité dañoo war a def nag ba ñu jëfe ko ci assemblée nationale ñu teewlu seen i kàddu.
comme daaw ni mu nekkee woon 8e vice-président ren encore noonu la ñu proposé waat président Pape Diop comme 8e vice-président ñoom nag bi ñu ñëwee dañoo jalgate maanaam sarti assemblée nationale ndax ñoom dañu bañ ne président Moustapha Niasse bokkul ci bureau bi ca nun ñu jàpp ne bureau mi ngi war a commencé ci président bi premier vice-président bi moo war a nekk jigéen su ko defee 2e vice-président ba nekk góor bi ñu demee ñoom forcé nañ dindi turu président Pape Diop dugal beneen tur votel kooka mu jàll ñoom majorité bi kon nag ñun li nga xamante ne danañ ko ci def rek mooy danañu def danañu waxtaan ak suñuy avocat su ko defee danañu jël suñuy matuwaay. mooy poste bi ñu jox Pape Diop te daaw ñu bàyyi woon mu jàll ren nag ñu fas yéene ne du jàll bëgg poste boobu ñu jox ko jigéen parce que jigéen moo ko moom te nag li ñu moom la ñu laaj parce que loi moo ñu ko may kon jàpp naa ne problème bi réglé ko yomb na tax biir liberté et démocratie gis ngeen ne seen président groupe vice président groupe bi ak commission bi nga xam ne moom la leen lu yoon mayit góor lañ ko jox kon nag vraiment lii nga xam ne moom la ñu dese ci poste ñoom muy vice président war nañ ko mën a jël tabbal ko jox ko jigéen. dañu bëgg a appliquer règlement bi à la lettre règlement bi dafa suppléer dafa wax ne la liste des vice-présidents doivent être paritaires donc il doit y avoir 4 vice-présidents hommes et 4 vice-présidentes femmes donc loolu la ñuy respecter xëy na peut-être gis nañ ko ci règlement intérieur bi il faut ñu respecter loolu. li tax ma rafetlu ko mooy Abdoulaye Wade da ko fi bàyyi woon te man damay bëgg autoroute bi Abdoulaye Wade di bàyyi ci Sénégal sax nañ koy defaraat di ko bale ba mu set ndax dama ko koy fàttalikoo te parité bi bokk na ci jigéen ñi di sentir seen bopp Abdoulaye Wade. dañ koy exiger parce que ku ne xam na ne la loi de la parité ku ne xam na ne dañ ko fi waxoon kon tey bu fekkee ne daaw dafa amoon lu ñu waxoon loolu nekkul ren duñu ko nangu dañuy bañ parce que on a dit la parité fu ñu teg jigéen dañ fay teg góor ça ne veut pas dire que ne bu jigéen bu góor ñëwee góor da ci topp mais dañu bëgg ñu. Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké ma wutu nag maître Madické Niang ci bopp groupe parlementaire liberté et démocratie nee na nag xam na li koy xaar ci liggéey bi dana def kémt lay kàttanam jaajëfal na nag maître Abdoulaye Wade ma am ca moom yaakaar kon ba teg ko ca bopp kon groupe boobee mu ne nag dana ca liggéey nu mu waree ñu daal di teew lay kàddoom. confiance boobu ñu jox ma lu rëy la représenté ci man. ndax damay wax ne c'est la première fois ñu jël doomu soxna koo xam ne arab ak alxuraan la jàng jox ko mu jiite groupe parlementaire rawatina ab sëriñ waaye nag am nañu yaakaar boobu président Abdoulaye Wade am ci nun danañu def tout pour réussir fexe ba réussir loolu nga xamante ne yaakaar la boo xam ne président Abdoulaye Wade am na ko ci nun ndax umpule wuloo ne daaw nekkoon nañ fi comme ay député waaye jàpp naa bokkoon nañ ci député yi nga xam ne gënoon nañ fee fës ci taxaw défendre askan bi ak xeexal askan bi. yaakaar naa côté boobu ñëpp gisoon nañ taxawaay bi nga xam ne taxawoo woon nañ ko ci nañu defoon nag ba ministre boo xamante ne ñëwoon na fi bokkoon na ci nun ñi nga xamante ne danañ leen gën a jaaxal ci ay question noonu ñu doon gëstoo di ko wax ci olof noonu lañ fas yéene def rek di ko gëstu di ko wax ci olof wan leen ne leen aussi réew mi réewu laïcité la kenn ku ne am na droit làkk-làkk bu ko neex ci amuñu problème aussi ci français ndax mën nañ ko wax nu ñu neexee luñ ci wax it dégg nañu ko nu ñu neexee waaye nun ñoo tànn di wax làkk bi nga xamante ne moom la ñu nàmp muy olof te loolu lañ fas yéene wax ndax dañoo bëgg a indi innovation ci assemblée nationale. lu soxal nag tànneef boobule ñi fare ci parti démocratique bu Sénégal ñenn ñi ñoom gisuñu ci benn sikki sàkk ku ci mel ni Doudou Wade moom la mu jàpp rek mooy Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké nag kon am na xarañteef jiite boobe groupe kon nag gisu ci benn sikki sàkk waaye tamit àdduna ci leneen muy ñagas-ñagas bi dox ci diggante maître Abdoulaye Wade ak maître Madické Niang dañu ci ànd ak Alioune Gueye. groupe parlementaire liberté et démocratie am njiit lu bees Cheikh Bara Dolly Mbacké di wuutu Madické Niang ci poste bi la tànneef loolu njiitu parti bi def kii di Doudou Wade nga xam ne mës na jiite poste bi ci 11e législature di ko rafetlu. Abdoulaye Wade nee na Cheikh Bara Dolly la mu remplacer Madické Niang ñoom ñaar ñëpp ñu nekk PDS Cheikh Bara Dolly nekk Mbacké Madické jóge Ndar ñëw di militer Touba Mbacké ngoonte bon bu ñu ko delloo ku nekk ci département Mbacké ay la yéwén delloo nañu buum ca mboy mboy ga li ñenn ñi di wax ni Cheikh Bara Dolly li mu jàngul nasaraan mbaa du ko gàllankoor. bu jàngul aussi tubaab jàng na arab jàng na alxuraan jàng na diine te ku jàng diine doxal diine ku jàng alxuraan doxal alxuraan
di nga daje ak defar sa réew li ci des nag ay làkk tubaab la rek ak yooyu ak organisation boppam ak nu muy organiser nit ñi ci loolu mais mat na ko mën na ko. moom mi bokk ci comité directeur bu PDS di wax ni li Madické Niang bëgg a nekk candidat jaaxal na ko ndax moom bokkoon na ci ñi souteniroon candidature bu Karim Wade ci bésu congrès ba. congrès bi moo daje ñu taxaw ne kan moo bëgg a nekk candidat Madické nekkoon na fa neewul candidat la Serigne Mbacké Ndiaye neewoon na candidat la da ne nekkatuma ko parce que bàyyi naa ko Karim moo ma gën a mën keneen dem Karim gagné ngoonte woon wax bi changé wul ci ñun congrès bi ci Madické la changé. Abdoulaye Wade tànn Serigne Bara Dolly Mbacké ngir mën a rek téye Touba bi nga xam ne élection yu ñu génn ñoo ko gagné waaye Madické Niang tamit waa Touba sopp nañ ko loolu. gannaaw politique bi ñu wax nag ci tolluwaay fitna bi ci Sénégal jamono ji ñuy wax ak yéen nag ñu ne am na yu koy yombal bokk na rek ci ñàkkum xëy mi waaye tamit jafe-jafe yi nga xamante ni ñenn ci askan wi ñu ngi koy jànkonteel lu ci mel ni wàllug ñàkk bu nu sukkandikoo ci colonel Abdoul Aziz Ndaw mooy gendarmerie ak police nag danoo war a gën a lëkkaloo seet nag nu ñuy fexee nag ba gën a ñoŋal liggéey bi su ko defee nag sambabo yi sax ñu gën leen a mën a teg loxo leer leeg Fatoumata Touré Amadou Ba. ñàkkum kaaraange bu ñu nemmeeku ci Sénégal ñu bëgg jàpp ni nag ndóol la wala sax ñàkkum liggéey waaye nag ñeneen ñi ñoom seeni gis-gis dafa waroo ndaxte ñoom dañoo dut baaraamu tuuma police ak gendarmerie. Je pense que il y a deux problèmes qu'il faut. man ci sama xalaat ñaari problème moo fi am bi njëkk dafa jëm ci wàllum niñ leen di organiser beneen bi jëm ci wàllum formation bi ndax mënuñu wéy di former policiers yi ak gendarme yi ci ni nga xamante ni ñun noonu lañ doon former beneen problème bi tamit mooy dafa jëm ci wàllum seen effectif maanaam ñoom ni ñu toll wante itam faaw ñu yokk seen i jumtukaay mënuma xalaat ne tey fii ci Dakar di nga gis ay policiers yu taxaw ci circulation bi di ko def loolu dañ ko war a dépasser. ngir nag jëlee fi fitna bi ba faw rek police ak gendarmerie daal di lëkkaloo di xàccandoo di dóorandoo. ñaari service itam lu bari dañu war a coopérer tey mun ñu xalaat que lu mel ni Guédiawaye amul gendarmerie Pikine gendarmerie bi xëy na bu Caaroy la mais lu tuuti la donc tey gendarmerie itam war nañu xalaat naka la ñuy duggee biir Pikine est-ce que dañ fay am secteur est-ce que dañ fay def section de recherche est-ce que dañ fay def ay brigade de recherche mais grâce itam mooy la petite criminalité mais petite criminalité boobu mooy gën a sonal nit ñi ñooñu nag lenn rek mooy solution bi c'est la présence des forces sur le terrain. Sénégal duñu toog benn ayu bés te dégguñu fitna loolu nag moo waral autorités yi daal di war a xoolaat seeni politique sécuritaire yi nga xam ne rek dina mën a yeete waaye tamit yokk li mu takk der yi ci gox-goxaat yi. lu soxal nag weexal xaalis ñu ne rek dafay gàllankoor koomum réew moo waral nag forum civil nag di sàkku rek ci procureur de la république mu jël ci ay matuwaay forum civil boobu doon tàggatit taskatu xibaar yi ci wàllu woowee dañu ci teewlu Birahim Seck forum civil ci micro Maymouna Ndiaye. maanaam suñu texte loi yi wala yu di institution yi lu mel ni JABA lu mel ni CENTIF pour ñu xamale leen lan mooy blanchiment d'argent mais ci biir loolu nag dafa am benn concept boo xam ne c'est un concept mondial. te mu nekk loo xam ne xeex mondial la pour ñëpp mën ko di tas li ñuy wax divulgation de la propriété réelle maanaam ñan ñoom moom société yi ñuy créé ñan ñoom moom société yi ñuy créé ndax boo xoolee tey au niveau mondial wala mu nekk bi Sénégal tey am na ministre yoo xam ne am nañ ay société di signer ay marché am na également ay nit ñoo xam ne ñu ngi autour de l'État di bénéficier wu rek lu ñuy wax par le biais d'un trafic d'influence seen trafic d'influence rek ñu également bénéficier ay entreprises yoo xam ne dañ leen di jox ay retombées financières am na ñoo xam ne également loolu tamit lu bari la société dina am mais doo xam kan noo ko moom day am keneen ku nekk ci ginnaawam te kooku day am la ñuy wax day nekk bénéficiaire économique te loolu. ñu wax ci wàllu wér-gu-yaram ak centre Ahmadou Malick Gaye bu bopp centre boobu nag ku ne xam ni fajum bët daal la ñu fay def bokk na nag ci centre yu gën a yàgg yu sampe fii ci réew mi ña fay fajoo nag bari na lool am na si sax ñoo xamante ne ña ngay bàyyi ko yeneen réew di fa ñëw lañu seetlu nag mooy jafe-jafe bët yi tamit boo xoolee fii ci Sénégal daanaka ñi ko amee bari na cataracte bi nag ñu koy gën di seetlu ci jàngoro yi bët yi ku fa xëyoon Mamadou Sarr la ak Younous Diatta.
bés bi ñu jagleel wàllu bët moo ko waral ñu ngi fii ci centre Ahmadou Malick Gaye bu bopp file nag service bi yore wàllum faj gët yi duy faral di wéet nit ñi di dugg di génn ñoom ñëpp rek li leen soxal mooy ñu fexe ba saafara seeni tawat. kii sa mag la dafa amee woon lii cataracte moom la amee woon tamit fii lañ ko opéré sonnaloon na ko mais bi mu fi ñëwee daal alhamdulilah rabbil alamin léegi am na ab tan bu baax waa léegi tane na bu baax waa toppatoo nañ ko vraiment. bërëb bile doon bërëb bu yàgg lool di faral di dalal lu tollook téeméer ak juróom fukk ci ay way tawat. que nous y recevons. file dinañ fi dalal lu tollook téeméer ak juróom fukki ay way tawat yuy bawoo fu ne ci àddina bi dinañ leen di faral di saytu nag file ci centre bi altine ba gaaw. de 150 malades tous les jours. jàngoro bi ñu fay gën di nemmeeku di cataracte di faral di dal ñii di mag ñi. feebaru bët moom France bi mu gën laal en général mooy mag ñi nga xam ne dañu am juróom fukki at jëm kaw ñu dañuy seetlu ne lu ci bëri dañuy commencé di am feebar bu ñuy wax cataracte wala boog feebar bu ñuy wax glaucome waaw loolu dañ koy seetlu ci mag ñi. lu jëm ci wàllu opération cataracte yi aussi boo xoolee tarif bi mu ngi toll ci 85 000 par rapport ak yeneen structures yi. lu tollook benn ak genn wàll ci téeméer boo jël am ay jafe-jafey gët ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi junni ci way silmaxa lii di wàllu tawatum bët yi doon na lu bari fii ci Sénégal mu doon secteur boo xam ne nguuru Sénégal waroon na ko gën a taxawu ngir paj mi gën a yomb waaye it ngir mu gën a mucc ayib. ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Sarr waxoon nañ ko sànq ci ndoxteelu xibaar yi Louise Mushikiwabo moom nag fi mu ne la ñu daal di teg ci boppu OIF mu wutu nag soxna soosu ñu naan Michaël Jean mu nekkoon ko doomi Rwanda bi nag ñi ko dooleel rek bokk na ci réewum France tey ji nag mu mën a toog kon ca boppu OIF donte bari na ñu ko ŋàññi ci biir réewum def na nag ab discours wax na li nga xamante ne moo koy xaar di lu jàmpa jàmp loo xamante ne ci la bëgg a njëkk sëgg dañu ci ànd ak Ndeye Marie Dabo. organisation internationale bu francophonie am na njiit lu yees muy wuyoo ci turu Louise Mushikiwabo moom mi lee gannaaw ba nga xamee ni nag ay wax jugoon na jëm ci li nga xam ni mooy candidature am ndax dëkk ba mu bàyyeekoo kontaan nañ ci woon benn yoon moom nag tabb nañ ko ci bopp OIF tabu googu nag nekkul lu bett kenn. ci ab consensus lañu ko daal di falee ngir mu nekk ñeenti at yi ñu dëgmal ci bopp organisation boobule ci loolee moom mi nga xam ne nag moo nekk njiit lu yees li génn na def ab communiqué lim ci xam ne rek mooy ni li nga xam ni mooy langue française ak li nga xam ni mooy langue anglaise benn mënul dem bàyyi sa morom xanaa kay dañuy mottalante ndax dëkkam ba mu nekk dafa nekk dëkk boo xam ni langue yu bari lañu fay wax. leneen lu mu xamle mooy dina jéem ci kéemtalaay kàttan ba ñi nga xam ni ñooy ndawi africain yi ñu gis seen bopp bu baax ci li nga xam ni mooy francophonie bi waaye itam lii di àq ak yelleef doomi aadama dana fexe ba mu nekk mission bu njëkk ci li nga xam ni moom la fas yéenee tëral la mu nar a wóyal nag nekkul loo xam ni détaillé na ko waaye lenn rek liñ ci mën a jàpp mooy ni du am benn yoon distinction ci diggante langue yi français anglais wala bokk yeneen xeeti làkk yi nga xam ni dëkk yi ñu ngi koy làkk leneen li ci des mooy ni dina fexe ba défendre li nga xam ni nag mooy unité jëm ci wàllum àq ak yelleefi doomi aadama ndax lu ci bëri dañuy taxé dëkkam ni respecté wuñ benn yoon boobule droit te liberté d'expression dafa xaw a néew mu koy ñaawlu bu baax. li mu mujjee xamle mooy ni dëkkam ñi ci ëpp dañoo kontaan ci li nga xam ni mooy système diplomatique ba fay dox. tàggat yaram sunu gaynde yi Sénégal yi tey def nañu seen tàggatu bu mujj rek di waajal seen diggante ëllëg ci aser ji ak Soudan ci stade Léopold Sédar Senghor ñu gis sax ni ci wàllug défense bi nag Sénégal daal na ci rek ñàkk ñaar ñoo xamante ne duñu teew bokk na ci Kalidou Koulibaly ak Salif Sané waaye nag entraîneur ba rek faaw kon mu def kent lay kàttanam ci wàllu woowee ñaari international ñoom joxe nañu rek xalaat jàpp ni xëy na coach ba bu ca jaaree Sénégal dana am ndam ci jongante boobule ñu teewlu leen ci micro Cheikh Tidiane Diawo. poste yu sensible la yoo xam ne souvent il faut que nga am jour boo xam ne dañuy communiquer di ci football lu yàgg
looloo tax man damay juste wax ne lan mooy absence su Kara Mbodj parce que je pense que aussi Kara après coupe du monde bi d'abord mun nañ comprendre ne dafa gaañu woon mais après coupe du monde mun nañ comprendre ne footballul woon ay match sama xalaat bu gàtt waroon na ñëw fekk ci groupe bi bokkuma ci système boo xam ne toujours dañuy jël milieu terrain bëgg ko wàccee ak central man damay exister toujours poste yi ñu koy géloo ñi nga xam ne ñoom ñooy seen poste. poste défense moom su ma fa ñëwee xam naa ne ci ginnaaw dañu mën nañ jël Cheikh Kouyaté mu reculer ak Pape Djibril Diaw pourquoi Pape Djibril Diaw c'est parce que moom day jouer ci axe bi mais côté gauche bi dafa baax trop donc joué na équipe nationale U23 ñun ñëpp gis nañ ko te soo demee ci club yi soo ko comparé ak Pape Abou Cissé moom moo ëpp lu mu joué ay match te matcham yëpp daanaka baax na ma gis ni soo ko booleeg Cheikh Kouyaté daal ci ginnaaw war nañ fa mën a am solidité parce que loolu lañ gën a soxla. ngook gëstu tey jii ñu jagleel ko rek li soxna yi di jëfandikoo ngir soril seenub jur fii ci Sénégal ndax loolee bokk na ci luy dooleel seen wér-gu-yaram nguurug Sénégal nag ñu gis ni sax mu ngi ciy def fi jéego booleeki partenaires yu koy jàppale partenaires yooyu bokk ci nguurug Amérique ba ci kuréel gi ñu gën ko xam nag ci Intra Health waaye lañ ci jàpp rek mooy jëfandikoo gi di jumtukaay nag léeg-léeg dafay xaw a cher ci privé bi ñu ne buñ ko wàññi woon dana gën a baax Mame Birame Diouf. di def lii di contraception moo xam nag ba ngay utiliser dem ba agsi ci njaay mi nag am na fu bëri foo xam ni jaar nañ fa présidente honoraire association bi ëmb sage-femme yi ci Sénégal di ko xamle. bi nga xamee ni si njëlbeen gi la produits contraceptifs yi ñëw après vers les années 96 ñu ne wóoruñu ni ëllëg ki ñuy jox gratuitement dinañu jox wala duñu jox donc nañ fayloo nit ñi une somme. ba pare dafa amoon enquête yu amoon ñu ne que en fait sénégalais loo koy jox mu nekk gratuit dafay foog ni baaxul donc ñu ne dañ koy jaay ñu gis ni amoon na anarchie te nit ñi dañ daan am besoin ci contraception mais duñ ko jote ndax njëg gi ministère de la santé def benn note de service comme quoi ku nekk lii la ko war a jaayee mais ba tey nañu nu daan ravitailler ñu ngi ñu koy ravitailler ba tey produit contraceptif pilule ñaar fukki dërëm lay jar piqûre bi ñuy piqûre ci loxo ñu tuddee ko boobu mu ngi jar 300 francs beneen bi nga xam ni dañ koy dugal ci suufu loxo muy ay brin boobu mu ngi jar téeméeri dërëm beneen bi nga xam ne dañ koy dugal itam ci suuf ci sa biir butitu njurukaay boobu itam téeméeri dërëm lay jar. njëg yi nag wute ak ay njëg yoo xam ni mën nañu ko fekk ci privé bi ndax mën nañu kaaful ñaar mbala ñett mu ci yokk rek ni gouvernement bu Amérique na mu doon doxalee ngir jot produit contraceptif yi doon loo xam ni daal la yomb noonu kon lay doxalee ba léegi waaye mel ni am na it yeneen jéego yu ñu ci war a def gën a yombal mbir yi. gëstu yi liñ ci wane mooy bu dee fekkente ni femmes yi bëgg nañu ko def war nañ leen faciliter ñu mën ci am accès jigéen ñi état yi ñu nekk yoo xam ne day gàllankoor seen wér-gu-yaram bu fekkente ni contraception yi dina ci contribuer ba man gisuma ci benn problème. soo nee téeméeri dërëm am na ay matériel yu ndaw ndawaan yoo xam ne hôpital du ko jox kii bëgg moo koy jëndal boppam léeg-léeg dina dem ba ëpp njëg googu loolu daal dañu gis ci li nga xam ni moom mooy produit contraceptif yi mais le gouvernement américain ba tey li mu doon joxe mu ngi koy joxe. Marie am borom kër am contraception boo xam ne nag def na ko te sax daanaka dikkewu ko lu bëri. man li ma def moom la ñuy woowee Jodel ñaari brin la jël anesthésier sa loxo daal di la koy defal ci sa poignet pour s'orienter sama njur parce que comme que damay liggéey te ki na gis na ni dëkk bi tolluwaayam metti na torop dund gi cher la lépp metti na te mënoo boole di liggéey yore doom day metti torop. di amal contraception ngir bañ a am ay jàngoro lu ci mel ni sida ëmb goo buggul bala sax soril sa njur ku ko bëgg nag mën kaa def doon ab doxalin goo xam ne nag ni ko gouvernement américain doon amalee mu ngi ci ba tey. jërëjëf Mame Birame Diouf mbokk yi nit fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ngir jukkil leen xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.